ñu jàll ci li nga xam ne nag mooy invité politique matinal bi li nga xam ne mooy tëj ñaareelu pàcc Tok Tok Sénégal ni ki ma xam Ndiaye tey day dalal ki nga xam ne mooy Seydina Fall alias Bougazelli ma bàyyi ko mu dalal ganam mi ngi maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay soxna Osama di fay képp kuy téléspectateur yu ITV muy la télévision d'ici et d'ailleurs ñu nekk Sénégal ak ñu nekk bitim réew ak ñu nekk waalo gi nga doon tudd léegi. du nuyu également Pape Alioune Sarr mi ma fekk ci plateau bi comme ni ñu koy defee altine bu ne dañuy nag dalal kenn sa kàngami si wàllu politique mu doon jotaay bi nga xam ni moom la ñu fàggal way politique yi fii si biir Sénégal si biir matinal bi mu doon lënd bu ne tey nag ñu si dalal wax nga ko Seydina Fall alias Bougazelli nekkoon député sa assemblée nationale doon membre bu APR donc membre fondateur APR fële sa banlieue bu Dakar Guédiawaye doon responsable politique foofu sa golf tey jii moom la ñuy àndal ci biir waxtaan bi. Seydina Fall donc maa ngi am mbégte di ànd ak yow ci biir plateau bi. merci beaucoup Midi Marème maa ngi leen di nuyu yéen waa ITV. di rafetlu invitation bi ngeen def ci man vraiment di leen ci remercier encore une fois di leen gërëm bu baax te di leen sant. alors waxtaan bi dañ koy door très rapidement parce que bëgg nañ ko dugg ci ñetti pàcc jëm ci d'abord coppite yi ñu war a indi ci code électoral bi. coppite yi indi woon ci li nga xam ne rek moom di code pénal bi élection locale yi mais surtout coowal faux billets pourquoi faux billets parce que actualité bi jamono ji daf ko marqué semaine bee ñu génn daanaka lu toll ci 500 millions soo ay faux billets fii ci biir Sénégal Kër Massar dañ cee teg loxo mais dañuy door waxtaan fii ak wàllu politique d'abord parce que moom mooy actualité bu gën a jàmp ndaxte tey assemblée nationale dinañ ci waxtaanee ngir indi ay coppite ci code électoral bi. alors gis nañ ni démb opposition bu Sénégal daal dinañuy def ab jano ak tasu xibaar yi di wane ni daanaka lépp lu ñu waxtaanoon ci dialogue bi dafa mel ni sa njiit di njiitu réew mi Macky Sall dafa tëju rek daal di mel ni koo xam ni samul kàddoom ak li nga xam moom la dégg ak ñoom alors tey ji suñ doon def évaluation ci dialogue bi ak tey ñoom la ñu commencé soulever est-ce que mën nañu wax ni dialogue bi réussir na comme ni ñu ko bëggee donc. waaw Midi Marème maa ngi lay remercier encore une fois ci question boobu waaw di la ci wax ni xam nga ñun suñu opposition yi moom day nekk ñoo nekk ay opposants yoo xamee ni lépp lu baax ñoom duñ ko mën a gis te boo xoolee tey lii ñu yóbbu assemblée nationale tey di ko fa voté tey bokk na si ñoom accords yi nga xamee ni moom la ñu d'accordoon ci dialogue national bi ba tax na ñoom bu ñu gisee président def benn acte rek dañuy jàpp ni moom lépp ci politique la koy teg parce que ñoom li ñu war a def mooy dem sur le terrain liggéey loolu mooy wax ci mais lépp loo xam ne ni tey ñoom tënkoon nañ ko ci dialogue national bi mais dégg naa sax ñuy wax article 132 133 di ci dugal loo xam ne ni sax bokku ci mooy la parce que dama ci dégg kenn ci ñoom mu daan ne article 133 article 132 boo defee même buñ la condamné sursis sax. L31 L30 voilà mënatuloo bokk ci benn élection. te or ko c'est pas ça xam nga déjà ñoom dañuy manipuler askan wi di yàq xelu askan wi. te loolu du affaire bi ñoom demoon nañu dialogue national pendant 2 ans. ñuy négocier ak gouvernement bi. président Macky Sall bi ñu ko falee en deuxième mandat bi mu ñëwee dafa woo ñëpp ñëw leen ñu waxtaan. lépp lu ngeen d'accord rek ci loolu laay tëkku. mais boo xoolee liste suffrage direct bi. dañoo ci d'accord. ñoom opposition bi ñoo ci d'accord ak pouvoir bi. président jóg pour valider loolu. mais ñoom mënuñoo gis lu baax lu président def. dem nañu ay ñu ngi dem ay élection nag xam na ni waa ji jekku na leen. ñoom dañoo xam yow loolu nga jàpp mais suñu dem ay élection tey jii ñuy indi ay coppite ci code électoral xam nga code électoral moom li nga xam ni CEDEAO fu ne lu ñuy ñaax réew yi mooy mu doon code bi nga xam ni consensus mooy am ci biir tey jii ñuy dugg ci ay élection coow lu tàmbali ci ay code électoral est-ce que lu ni mel aussi le président ne pouvait pas l'éviter surtout que dañoo génn ci élection yi rek mu wootee li nga xam ne moom moo di dialogue waaw mais xam nga gis nga code électoral bi mais changement yi am ñoom opposition bi ñoom dañu see d'accord. mais pas dafa am leneen lu ñu d'accord yeneen yoo xam ne c'est-à-dire ñoom li ma la mën a wax mooy opposition Sénégal mënuñu gis lenn loo xamee ni président Macky Sall def na ko ci lu baax muy ci code électoral mooy ci. est-ce que def na lu baax également. mais si peut-être seen. mais imaginez tey mais est-ce que boo xoolee élection yi ñu jëm nii.
suffrage direct bi est-ce que arrangé na parti au pouvoir mais boo xoolee sax ñoom la gën a arrangé boo xoolee si ñoom la gën a arrangé. comment non ci parce que élection ngeen jëm. ay élection lañ jëm gox yi nga ne arrangé wu leen. non dama ne soo gisee man la ñoom la gën a arrangé. mais tey boo xoolee tey élection yi am na lu muy demee ay vote sanction xam nga bu njëkkoon dañ daan dem ay élection ñu gagné mairie conseil di leen fal. léegi ki nekk tëdd liste bi léegi yaay nekk maire. léegi imaginer ñu tab mi di madame Ndiaye man ànduma ci. même man su ma deful vote sanction est-ce que samay nit mënuñoo def vote sanction. te loolu si kan la gën a bon c'est parti au pouvoir la gën a bon ñoom la gën a arrangé mais ñoom dañoo xam ni mënuñoo gagné ay élection moo tax fi mu nekk nii. ñu ngi toog yàq xelu nit ñi man dama leen yéex a suivre sax dafa naa si seen télé laa ko xoolee. ñuy yàq xelu askan wi bëgg a jaxasee la askan wi. nañu dem sur le terrain ñu liggéey. élection yaa ngi ñëw. ku mën sa morom duma. mais man xam naa ni wóor na ma ni moom. mënuñoo gagné Benno Bokk Yaakaar. ci élection yooyu Seydina Fall Bougazelli yow da nga koy waajal élection locale yi. ah lu tax du ma ko waajal dama koy waajal bu baax sax lan mooy sa mbëbët lan nga si bëgg nga bëgg a nekk lan. non élection yi li ma si bëgg mooy Benno Bokk Yaakaar gagné 5 communes yëpp. personnellement laa wax yow. sa engagement lan nga si bëgg. da nga comme ni ma ko waxee woon rek. loo wax dama ne woon candidat à la mairie de ville. maire de ville ban. bu Guédiawaye. waaw da ngaa samp seen dënn. waaw ci Aliou Sall mais xam lu ma jaaxal en fait Pape Alioune si question bi nga ko laaj. mooy dafa am benn double discours bu ma dégg si yow. mooy tey soo nee candidat nga à la ville de Guédiawaye. yow golf nga dëkk. responsable golf nga fa. je suis le coordonnateur de la commune. coordonnateur pourquoi demoo golf de un mais lu tax mën la double discours mooy da ngaa toog si plateau de télévision devant Maïmouna Ndour Faye mun naa ko citer 7TV. nga ni élection locale yi ñu dëgmal boobu yaa ngi tagg Aliou Sall nga ni Aliou Sall ngay jàppale ville yow da ngay dem sa commune golf jëli ko. loolu kañ la woon. non mooy ba nga lay topp si mbiru faux billets dinañ ci dugg léegi. léegi balaa maa dugg si plateau bi toog na suivre ko ba mu jeex pendant 1 heure de temps. loolu nga waxoon. waaw tey nga bëgg a soppi discours lu xew. waaw parce que xam nga mooy comme li nga wax léegi bi ma nekkee ci ay xat-xat ci ay jafe-jafe dama gis lu yàgg parti bi yënguwut Aliou Sall xaw ma ci lu mu nekk toog naa un an et demi gisuma ko bon yàlla def ma ñëw gis parti bi yënguwul deful dara ma commencé samay activité ma ne léegi comme ko demee na noonu Aliou Sall en tant que coordonnateur départemental déggu ko ci dara dégg naa nag ay wax ci suuf ni jàpp naa ni moom pare na ci mairie bi may doomu Guédiawaye dëkk Guédiawaye ma ne balaa kenn du ma ko njëkk laaj ma laaj ko. et si les candidats. loolu parti bi moo koy décider. non moo yaa ngi nii nee nga candidat nga te parti bi décidé wu. waaw non waaw moom ci nekk candidat am naa sañ-sañ na bëgg naa. waaw moom su fekkee ne bëgg na nekk candidat est-ce que tey jii la nga waxoon. waaw ma fàttali la ko léegi il y a 2 ans. moom ngay maintenir ba tey su dee candidat yow da ngay rocceeku dem golf. non loolu dama ne la loolu amul problème bu ñu si eggee bu parti bi décidé na Aliou Sall mooy suñu candidat su boobaa nag moo sumeeku ànd ak moom jàppale ko. mais Seydina Fall Bougazelli mi ngi nga baal ma rek balaa ngay laaj maire yow daam lu lay laaj. mooy wàllum faux billet. yow da ngaa nekk liberté provisoire. waaw xam nga dama nekk liberté provisoire ba léegi gën xam new ma. liberté provisoire xam nga mooy lan. maanaam dan laa bàyyi nga libre maanaam prison à ciel ouvert nga nekk. yow nga nekk si benn tuuma boo xam ne si bu rëy la. média yi nga nekk député. nekkoon député. démissionné ñu lay topp si wàllum faux billet ak lu xew nga ñëw tey réglé woo mbirum faux billet yi. toog tey nag dama bëgg maire yaakaar nga ni askan bi nga xam ni ñoom waa Guédiawaye ñi nga nekkal. dinañ sentir à l'aise soo yëkkati ni man dama bëgg a nekk maire alors que yow yoon mi ngi lay topp ba léegi. parce que boobu da ngaa xamul lu xew moo tax. lan moo xew. d'accord da ngaa xamul lu xew man askanu Guédiawaye xam nañ ma bu baax. xam nga mbiru foofu yi dafa am loo xamee ni il faut ma leeral ko tuuti man du ay faux lañ ma jàppee du ay faux yi 100 francs faux yi fekkuñu ko sama oto. man dama j'ai un copain qui s'appelle Pape Malick ñu seqoon benn business muy terrain boo xamee ni Assemblée nationale moo ma ko joxoon ma jaay ko à 5 millions avant les élections présidentielles mu jël terrain bi dem jaay ko à 10 millions jox ma 2 millions bi mu defee loolu bon mënatuma koo jot mënatuma koo gis ma dem def sama plainte commissariat bu Golf Sud ci commissaire Diop maa ngi koy nuyu au passage explique ko lépp na ko na ma jox sama xaalis commissaire Diop def la mu war a def te fekk avant boobu dafa benn femme bu ñuy wax Ma Adja bu soxla woon terrain bi ñu dem ma wan ko à ma grande surprise ma ñëw fekk fa numéro téléphone ma woote si benn femme bu ñuy wax Yacine Niang wuy dëkk Tëngéej
ma ne ko mais dama ñëw sama terrain fekk sa numéro téléphone mu ne ma ban terrain la ma expliqué ko mu ne ma loolu Pape Malick moo ma ko jaay ma ne ko maa moom terrain bi mu ne ma comment tu t'appelles ma ne ko Bougazeli mu ne ma Bougazeli moomul terrain bi ma ne ko tur bi Seydina Fall ci nekk mu ne ma effectivement wax nga dëgg est-ce que mën nañu gisee ma ne ko fan mu ne ma ci banque Tëngéej banque centrale bu Tëngéej bi ma ñëw ci banque bi maa ngi ànd ak maa Adja moom mi ngi ànd ak jëkkëram ñëw à ma grande surprise mu wan ma sama photocopie carte d'identité wan ma décharge bi mu ko defee 10 millions wan ma photocopie chèque bi bon affaire bi choqué na ma ñëw def sama plainte commissariat bu Golf Sud ñoom ñu def ñu déplacé 2 fois dem di ko jëli këram fekk ñu ko fa ki taxoon ma xam ko wax ma fi ñaareelem bi dëkk fii Nord Foire ma ñëw gendarmerie Foire ma porte fa plainte ñoom tamit ak lieutenant Ngom ñu dem di ko jëli ñaar gisuñu ko fa doom jël ñu la fa tukki bon raw bon ba benn jour j'ai appelé Cheikh Kane fu ne ko mais man Pape Malick daf ma tooñ mu ne ma non dafa voyagé woon mais ñëw na fa nga nekk ma ne ko maa ngi jëppal mu ne ma fekk ma Liberté 6 sama kër ma fekk ko Liberté 6 këram bi ma ñëwee toog këram ñu toog waxtaan mu woo ko def ko main libre fekk mu changé numéro Pape Malick ne ko buggaa dama ko mere parce que waroo andi police ak gendarmerie sama kër mu ne ko dama bëgg ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan man ak moo buggaa ñu waxtaan mu ne ko moom problème man jàmm laa bëgg maa ngi toog kan maa ko dugal sama oto déposé ko ci station bi wàccee ko Pape Malick ñëw gaare mu ñëw rek ma sës ko fekk ko foofu rek dal ci kawam ne ko sama xaalis nangam ñu jàppante bon comme gis naa mi ngi yor benn mallette yooyu mu daan def ordinateur yi mu daan jaay comme man maa ko boole woon ak waa assemblée ak ñeneen ñi mu ngi jaay ordinateur bon pour man jàpp naa ne ordinateur moo ne ci mallette bu rafet ma jël ko. ubbi nga ko. non ubbi boo ko dafa am caabi bi ma ko jëlee ma sànni ko sama oto fekk ñu jàppante ba gérant station bi ak ñu doon jaay sama point bi ñoo ñu taxale ma taal sama oto rek dem sama yoon ci guddi gi il m'a appelé vers 1h du matin ne ma am na ku ma la booleel jox naa ko sax xaalis delloo ma sama mallette ma ne ko ok fekk dafa coupé rek kooku woo ma ànd ak capitaine Touré mii ànd ak capitaine Touré bii yàlla rek a mën te yàlla rek ay buur woo ma ne ma sama Pape Malick boole na ñu jox na ma 3 millions nee na nga ñëw wala ma jox la ko ma ne ko du ma génn heure bii demee fekk leen ma assemblée mooy su ma xamoon loolu du ma leen wax fekk leen ma assemblée bon ma toog ba 10 heures mu wax ma nekk commission man leen ñëw leen assemblée ñu ne dañoo sori man leen su ma jógee fii damay dem ci benn télé su ma benn collègue bu doon def fi émission foofu moom laa doon déposé foofu mu ne ma d'accord kon nañ daje si rond-point Yoff gis nga li yàlla def sama collègue boobu maa ngi moom a ànd maa ko déposé ba mu wàcc bi mu wàccee ma ñëw ci rond-point Yoff bi mu woo ma ne ko maa ngi nii di ñëw juste ma ñëw taxaw mu ñëw taxaw ne ma man la Pape Malick boole nga ànd ak capitaine Touré na ma nee na jox ko mallette mais boobu xamoo ni capitaine Touré la. boobu xaw ma samp la woon 3 millions la lay indil. xalaatuma su ma xalaatoon yooyu du demee noonu. voilà non pour mu parce que sooy wax capitaine Touré day mel ni da nga xamoon ni capitaine Touré la. si xaw a doy waar am na benn gendarme bu wax suma jabar wax ko mais ce jour là soxna si di ma woo mënu ma koo jël fekk boobu maa ngi dem si ñoom muy insister bon bi ma ñëwee mu ñëw dama waaw man la sa waa ji booleel 3 millions yaa ngi nii 3 millions yi ma toog di compter mu ne ma defal ma décharge ma ne ko d'accord ma ne ko jëlal sa mallette ngi noonu mu ne ma arrêté yi ma demandé la clé ma ne ko noonu yoruma caabi nii laa ko jëlee ñoom ñu yóbbu ko dugg si benn oto dajj ko ñëw na ma c'est des billets noirs mu nekk ñaari paquet billets noirs comme ça ma ne ah bon léegi nag capitaine Touré na ma c'est la gendarmerie mais boo leen gisee mat nañu presque 20 personnes andi ay moto ay scooter oto klaxonné foofu bon man comme man damay ndongo daara ma nekk nit ku dal ma toog fi ma toog ci oto bi taalaguma sax sama oto bu ànd ak ñoom dem sama téléphone di sonné ma koy jël Sénégal bi ñu def sama photo fan Bougazeli a été arrêté par la gendarmerie. et Bougazeli histoire bi. capitaine bi muy ñëw est-ce que da doon ñëw pour def filature wala da doon ñëw comme simple citoyen pour est-ce que parce que da nga ni mallette bi da nga ko jël. waaye. daan ñëw comme simple citoyen wala daan jëloon pour def filature capitaine. non je sais pas parce que moom gis naa ko daal en tant que civil. bi ma waxee ak Pape Malick bi ma waxee ak Samb ak la gala moom si boppam moo ñëw na ma c'est la gendarmerie daal di woo gars yi ñu ñëw bu ñëw ma ne ko ah bon mu ne ma waaw juste ma gis ko ci Sénégal bi affaire bi xaw ma jaaxal tuuti mais amul 100 francs faux billet bu ñu si fekk et puis. non yow mënoo ko xam bu baax. non xamul tax mënoo maa ngi toog non yow da nga ni ibbuwoo ko bañ la koy jox. non ñoom ñoo ko daj ñëw indil ma. waaw boobu ngay doog a ñëw ñun la. lii ay billets noirs ñoo ko génne maa ngi taxaw Omar Samba ngi taxaw. ñu wan la ni la billet noir la waaw muy 2 paquets billets noirs
mais dama si dégg ay centaines de milliards 50 milliards 32 milliards mooy mais c'est pas man c'est pas grave. même bu dee ñetti billets noirs Bougazelli. waaw loolu lu grave lu mën a indi ay njeexital la suñu koom-koom. non écoute dafa bul ndànk ko tuutal. non dafa ndànk. xam nga man mooy li ma la sànq man maa mag ay billets maa mag ay faux billets parce que man dama am teraanga boobu Macky Sall nekkul woon j'ai fait avec Ablaye Wade 9 ans nekk naa chargé de mission. ala du doy xaaral rek. Et c'est le passé. ala du doy nit da ngay doylu loolu su ma ci doon yëngu heure bi weesu naa fi mën naa ko def te kenn du ko xam. maa mag loolu la preuve année que xale yi ñu doon wax naan dañ maa xam amul benn xale bu ci mës a jàkkaarloog man nii teg ma bët. ñaan Bougazelli xale yi xam nañ ko mooy kii. à ma grande surprise. kan Omar Samb. Khalifa Dia waaw ñoom mosuñu maa gis. à ma grande surprise loolu. suma avocat sax moo ma ko wax. Clédor bi mu ñëwee. moo xam ne carrément ni xale yi seen déclaration mosuñu laa xam ma ne ko mais man te dama nekk commandant Mbengue mi ngi may dégg comme que nee ngeen xale yi dañu maa xam maay cerveau bi maay bopp bi andi xale yi ñu war a toog enquête bi da koo laaj ñu war a toog jàkkaarloo ma ak ñoom mun na ma demee boo ñëwee ma andi ko. man ngeen le lendemain ma ñëw ànd ak suma avocat xam nga lan la ma njëkk a wax moom commandant Mbengue maa ngi koy nuyu au passage non vraiment Bougazelli problème bi je regrette beaucoup ma ne ko man xam naa dañu maa tooñ El Hadj Diouf a ngi taxaw mu woo son adjoint Diallo ne ko lan laa la wax suba ba léegi ko yaa ngi regretté lu bari man leen lu waroon a am la ragaluma kaso. léegi ragaloo kese wax nga ko xam nga fu nekk nii toog nga ci plateau bi mun naa ni toog nga ci beneen plateau même version bi tey indiwaat nga même version bi mais Bouga lu ñu mel parce que yow sa li may wax nii lu ñu lay toppee nii daanaka mat na tey 2 ans. oui 2 ans Bougazelli yow yaa ngi ci liberté provisoire. ma day limal léegi ay tur nee naa la Oumar Samb wax naa la Khalifa Dia. Nguess Ouedraogo ñeenti doomu aadamaa ngi nii ñoom aux dernières nouvelles ñi ngi woon ci kaso bi. mais xamul leen li xew ñooñu génn nañu. moom laa lay laaj nii aux dernières nouvelles. tey jii génn nañ. léegi ñooñu génn ngeen. mais askan wi ba tey amuñu dara lu leer ci mbir mi est-ce que jàpp nga ni c'est normal. waaw xam nga est-ce que jàpp nga ni yow fu nekk ni set nga wicc. xam nga dossier boo xamee ni dafa nekk ci loxoy yoon. dama ci ànd xel mu dal. maa ngi ñaanal doyen des juges yàlla na ko yàlla gën a yëxuñu bi may entendre samay avocats yi dañ ma wër ñoom ñëpp ñu ngi toog ma ne ko doyen mu ne ma ne ko jullit nga jullit laa muy ku baax nag ma ne ko dama lay ñaan rek du ma digaluma la sa liggéey def ko correctement lu yoon laaj su ma fëtee rek na dal sama kaw soxlawuma intervention kenn ñaanuma intervention soxlawuma intervention ñoom nee nañu procureur de la république Bougazelli affaire yi mu rangé la assemblée nationale est-ce que yëg nga ni man dem naa assemblée nationale yëg nga ko si diggante ak yàlla yëg nga ko. dem nga assemblée nationale ci benn période xaaral rek. si période boobu une semaine après xam nga yëgu leen ko te ñoom dañu ne procureur affaire yi mi ngi si bureau nangam ak nangam te xam naa ki doon manipuler loolu. te yàlla atte na ma ak moom c'est le capitaine Touré. yàlla atte na ma ak moom. non tey ngay doog a tudd capitaine Touré tey ba mu démissionné ngay doog a tudd capitaine Touré. déedéet parce que entre temps. entre temps def ngay interview te mosoo see tudd capitaine Touré. non loolu tey non si maa ngi si bii mooy deuxième fois ci wax. non moom laa mooy ba mu amee problème mais capitaine Touré personne bi ma ci waxee léegi c'est deuxième fois capitaine Touré wax naa ko ci biir otoom bi may defee nee naa ko ku ci sa loxo takk di nga ko rëcc. waaw mais ñooñu. xaaral rek ma wax la ñooñu dañ leen jox ay information non non dama lay bàyyi ma poser question. capitaine Touré nekk fii. voilà droit xam nga mënoo jël ñii rek. en plus wax ni ex capitaine ak am lu leen ma laaj benn affaire. ma ci capitaine Touré dañu ko yónni woon. ni leen Bougazelli am nañu ay information su moom loolu tax ñu fekk la Ngor jàpp la. donc mbir mi c'est pas une question de moom si tax mais yow yaa demoon foofu noonu yaa ko wax sa bopp sànq man maa ko wax say propos la. waaw d'accord léegi déglu ma da nga ma posé question bàyyi ma yegg doxalal. nee nañu procureur de la république affaire yi mi ngi assemblée nationale. ñu extradé ma biñ ma yóbboo assemblée fu ne dugg nañ fa sama bureau xool gisuñu 1 franc ba ñu génn man leen ni ngeen def ba di ma wili pànd ci presse bi yóbbu ne ngeen yóbbu ngeen assemblée gisu leen dara bu ngeen xëy def leen ko ci presse bi. maa ngi nuyu benn lieutenant bu fa nekk ku waaju baax. yaa ngi nuyu ay lieutenant waaw parce que xaaral rek xam nga parce que moo doon def rapport bi daf na ma honorable man jullit laa te doo damay bis day ñëw rek li ma gis rek laay bind. moo def rapport bi jox ma lii ko delloo ko man leen nag bu subaa génne leen ko ci presse bi mais booba gis naa tamit samay adversaire politique dugg ci
di manipuler la presse lu nañu di ko def. Monsieur Fall. wax nga ni ci biir enquête bi dem nañu assemblée fouiller pour jéem a xool yeneen billets yi nga xam ne baaxul gisuñu dara mais lu tax ñu dëkk la appréhender mais dañ la fekk ak sac bi nga xam ne moo am billet noir n'est-ce pas. loolu nga expliqué te dañuy wax en droit la possession vaut titre. yow maanaam ci yow mi ngi ko fekk yow yaa ko moom. est-ce que entre-temps jéem nga établir ni effectivement sac boobu ñu fekkoon ci yow ki la amee woon xaalis moo ko moom. ki ma moom nangu na ni moo ko moom sax. moom nangu na ko moom nangu na ko. enquête bi ñu koy poursuivre. en tout cas daal nangu na ni moo ko moom. moom c'est sa version moom mooy version. loolu kon ba tey yow yaa moom xaalis boobu. mais dama ne loolu sa version la yaa ko parce que enquête bi en cours. mënuñoo ak ba enquête baa ngi en cours. waaw dégg naa si yooyu bay jàpp nañ ko. dégg naa si yooyu bay jàpp nañ ko. loolu moom dégg naa ko si yooyu bay jàpp nañ ko. xaw ma nag. mais bu bëy te yow ci enquête bi nga bokk mais man li wér te wóor lépp loo xamoon ni tudd nañ ko ci. ne xale yi Bougazelli bi nangam Khalifa ñoom Khalifa Dia jooju ngay tudd. ndeysaan ba ni ma nekk prison ba ni ma ñibbee maa ngi ñoom gisewuñu. par la suite laa dégg ni. amul confrontation mais c'est une à part doyen des juges. te loolu dafa waroon am au niveau de la gendarmerie. à part doyen des juges. te ñoom ñëpp mosuñu maa gis. le seul Omar Samb xam na loo xam ne bëgguma ko wax. moom ci boppam moo ne man gendarme diw def na ma Bougazelli la ñu bëgg a arrêter récupérer sac bi ci nekk parce que ñu ko bëgg récupérer xamul lu ci nekk bu ñu ko récupérer bàyyi la. ci li mu wax moom mais Samb fan lañ ko jëlee. xam nga tamit Bouga am na dama lay wax benn affaire man. oui man ragaluma. te wallahi azim judd naa ba toll nii. lii danaa ko wax. du ma mooy yàlla du ma njaaloo du ma lekk riba man ndonga daara laa ndongal Serigne Saliou laa xaw ma lu bon. d'accord sama waa kër ma non loolu dañ la koy accepter bàyyi après askan week voilà suñu borom ak tout ça mais lu ma lay laaj par rapport ak ba tey si dossier bi mooy wax naa ko sànq pendant 2 ans yaa ngi liberté provisoire. liberté provisoire nga nekkoon yow yaa njëkk a génn laataa ñii di génn par benn ba tey dossier bi leeragul mais est-ce que jàppoon nga ni def nga lu tax yow ñu waroon la jox liberté provisoire. honnêtement sa pouvoir moo la ko may li nga bokk ci pouvoir wala lan. mais man du ma sénégalais. dama lay laaj man du ma sénégalais. c'est une question. Ousmane Sonko du sénégalais. non non. dañ ko jiñ moom tamit. egguñ xaaral rek dañ koo jiñ ñu bàyyi ko ñu boobu coowul Ousmane Sonko xaaral rek mais moom dañ koo jiñ mi ngi sous contrôle judiciaire. bref man en tant que sénégalais yoon jàpp ni daf may topp samay avocat amuñu droit dugal liberté provisoire ñu may ma ko. c'est droit la comme ni ñu koy mayee ñeneen. et alors dama la gën a yàkkamti dossier bi jeex. ah bon waaw. kon jamono ji bëgg nga ñu taxawal àtte bi mu jeex. man maa la gën a yàkkamti dossier bi jeex tak billaahi wallahi taalaahi barke Serigne Saliou. ak da nga lay dégg. maa la gën a yàkkamti dossier bi jeex maa la gën a yàkkamti man xam naa bu baax xew. am na loo xam ne mënu ma leen koo wax ci biir dossier bi la nekk du ma leen ko wax. mooy lan parce que yéen li ngeen wax ak li am yëpp c'est diamétralement. non li ñuy wax ñun ay xaaral rek posé xam nga vous en tant que journaliste xam nga fay. xala journaliste dafa laaj éthique ak déontologie. moom la ñu làmboo. merci beaucoup. te ngeen si bokk ñeneen journalistes yi mais ce qui est grave maa ngi toog sama kër ma gis ay journalistes naan Bougazelli ñu ngi ko gis xabu Serigne Saliou mi ngi nii di dem kër Serigne Saliou di si sëñ Cheikh te maa ngi toog sama kër si mais dem nga mais fii ngay wax yëpp dem nga fa. non dama fa. ah mais honorable yaa ko waxal sa bopp bañ la convoqué avant ñoo dem da nga dem Touba. Touba ci ba suba fekk la si suuf buntu autoroute péage bi jël la yóbbu la Touba nga dem. mais loolu amut. mais yaa ko wax man. déedéet musuma wax lii sa say fee la. musuma wax say fee la léegi laa ko seetaan. dama dugg si émission bi dafa ndànk. inventé wu ma dara ma génne ko nga teg ko. non mais amul musuma laa wax ni sama chauffeur dama fekk ci suuf amul. mais yaa ko wax moo lay yóbbu ba Touba. dem nga Touba wala demoo Touba honorable. dem naa Touba ci guddi gi. ñu ngi wàcc ci même su guddi gi. waaw alors. mais comment te xam nga loolu lu ko indi xam nga loolu la nga xam ne sax dem naa Touba man bi may dem maa ngi wax ak ñoom maa ngi wax ak ñenn si waa gendarmerie maa ngi wax ak ñoom ay dem Touba parce que le lendemain lañu ma convoqué woon ma dem Touba ci guddi gi dellu si waat ñibbisi le lendemain maa ngi dégg naa fi sax journaliste bu bind ne maa ngi ci frontière Sénégal bi di génn réew mi dégg naa fi lu ne te journaliste du loolu. journaliste sàmm xaaral rek journaliste ça veut pas dire que da nga jël sa prime pour yàq nit rek. d'accord lu tax kon bañ la woowee. bañ la woowee yow parce que su ñuy fàttali fee yi. Pape Alioune moom Seydina Fall dañ ko convoqué bañ la convoqué gisuñ la première fois bi. waaw xamul tax je suis député. moo war a démissionné. du ma ci nekk
pour ñu naan ay duma démissionné parce que sama collègue ñu ma woon ñu bari dañ ne ma bul démissionné man leen damay démissionné pour mettre le président à l'aise parce que man xam naa ni man yii ñuy wax yëpp dara amu ci damay sant bu baax samay avocat maître El Hadj Diouf raison médicale moo tax nga am liberté provisoire ay raison médicale ñu ne da ngaa feebar loolu mooy fenêtre bi loolu la jàppale waaw ba léegi joxagoo li ngay wax nii yëpp taxul jox liberté provisoire waaw dañ laa jox liberté provisoire pour raison médicale waaw d'accord waaw pas parce que jàpp nañ ni défaut loolu la presse bi bind mais lan moo tax nga jox loolu la presse bi bind jàpp leen ni loolu am. déedéet loolu am loolu moo tax si diabétique yow raison médicale moo tax nga nekk fii maa ngi si diabétique mais yaa ngi mais instant yi ça va maa ngi sant yaa ngi sant bu baax maa ngi sant yàlla bu baax mais léegi moo tax ñuy moo tax la ma delluwaat ci kaso bi déedéet j'ai pas dit ça dama dañoo bëgg ñun mooy ñun dañoo wax yaa ko waxal sa bopp nee nga citoyen sénégalais nga sànq tudd nga Ousmane Sonko maanaam di méngale maanaam citoyen sénégalais nga jamono jii ñuy wax ak yow y a d'autres Sénégalais qui sont actuellement ci biir prison yi peut-être di xaar ñu àtte leen wala àtte nañ leen ba noppi ñuy tëdd seeni peine alors yow fu mu nekk nii liberté provisoire lañ la mayoon ndax wàllu wér-gu-yaram waxal nga ko sa bopp léegi pourquoi tey jii doo sàkku demander mu jaral la nga bind procureur wala àttekat bi ngir ñu mun a amal sa procès mu leer parce que toog si plateau di wax taxul mu leer xam nga lu tax ñu set ba suba ñun dootuñu jën bind lu Bougazelli faux billet di ko taxal si yow mooy àttekat bi ni yow defoo dara xam nga loolu te loolu amagul xam nga loolu mënaguma cee wax parce que nee naa la sànq maa la gën a yàkkamti dossier bi jeex doyen des juges dafa am enquête mu doon def ci seekar yi ñaata mois laa fa def naa fa 7 mois dafa mu jël temps def liggéey correctement def délégation judiciaire li ñu lay toppee moo rëy na waaw yéen a ko rëy loolu dafa rëy mais presse bi loolu la parce que si vous disiez que ni Bougazelli fekk nañ ko 52 milliards y a des journalistes yoo xam ne ni man dama ne woon avocat dama leen di porter plainte ñoom ñoo ñëw ba ci man ànd ak maître El Hadj Diouf ma génne ne est-ce que di ngeen ko bind ci nit mais suñu la fekk ñetti faux billets rek dafa ndànk lu garaaw la mais même soo bindoon Bougazelli 3 billets noirs lañ ko fekk ma xam ne ma loolu lañ ma fekk amu problème mais ngeen ak gonflé ko 52 milliards 32 milliards. nit ñi amuñu benn intérêt pour gonfler. mais amul c'est pas vrai presse bi defuñu la dara defoo la dara amut la preuve en est que ñoom dañoo ba sama kër jéggulu question bi mooy est-ce que tey ji yow def nga ay démarches pour atte bi maanaam mu am mbir mu leer parce que pour seetal sa bopp Bougazelli mooy atte am man maa la gën a yàkkamti dossier bi close man maa la ko gën a yàkkamti mais doyen des juges bi nga xam ne moom moo ko yor. na ko yàlla yërëm te yéexal. amiin def na liggéeyam ba pare. doyen bu mu paree ci dossier bi def na presque ay 4 mois 5 mois mooy doog a liberté provisoire te boobu maa ngi tëdd feebar mooy doog a jox liberté provisoire jeexal na dossier bi tëj na dossier bi maa ngi toog di leen déglu. mais Bougazelli affaire faux billets bi d'accord mais tentative de corruption c'est la bokk ci fee yi. vas-y tentative de corruption. loolu c'est dommage loolu moom bu ma ko gisee sax mais kan lay corrompre si ñoom kan lay corrompre mais maag ñoom waxuñu. loolu lu mu demee. non dama waxu sax ak ñoom. mosoo jël ni damay jëm a joxe xaalis. mais fan laay jëlee xaalis bu ma leen jox ñoom. promettre tentative la promettre. parce que la dame là Ma Adja moo ma joxoon 6 millions pour terrain boobu. terrain bi ma ko doon jaay 5 millions yi. mais terrain bi yow même si terrain bi da nga ko jaay ba pare. Ma Adja ñëwaat nga ne ñu ko yóbbu si terrain bi kële daf ko jaay lekk waxuma dara. waaw mais moo toog nga jaay kële. xaaral rek joxuma sama xaalis quand même. mais jox nga ko ba pare. jox ma sama xaalis. léegi man naa récupérer xaalis bi dem récupérer sama këyitu kër. yaa ngi dégg. Ma Adja moo ma joxoon xaalis boobu. gis nga bi affaire bi jeex bi coow li amee. dama ñëw toog. daal ne mon capitaine mon commandant parce que man Sénégalais laa te du ma ngaaka mooy nekk ndongo daara du ma ngaaka ma ne ko am na xaalis bu ma bàyyi sama oto te su ma sañoon ma jël ko commandant Mbengue ne ma bon mu ne waaw mu ne ma ñaata la ma ne ko c'est 6 millions mu ne ma dama nga jëli ko booba ñoom commandant ñoo woon caabi ñoom ñoo doon caabi ma ñëw fekk leen suuf ma leen sama caabi relation ma jël sama caabi récupérer xaalis bi ñëw teg ko commandant dañ koy sele ma ne ko d'accord y a pas de problème
ma jox ko mu compter ko sele ko c'est tout mais amul fenn fu ma taxawee histoire ba foofu la non amul fenn fu ma taxawee ak benn waaye ñoom man toog ba wàcc ma sax sama oto te ñoom ñëpp ñetti dañ ci oto bi. kon lu tax ñu tuumal la loolu. mais tentative de champ bi mooy dafa ndànk mais man je sais que di ça c'est très bien préparé. par qui. non par ñoom. ak ñu ñan àndal ñan ñoom ñooy. yaa ngi dégg ñoom amul tour. xaaral rek ñoom ak ñu ñu àndal mais li ma leen mën a wax mooy. yàlla rek ma leer te ne woon naa leen ba jant buy so ba jant buy so. lépp dina leer ci kàttanu yàlla. man su ma defee rek. mais dara leeragul ko. waaw mais loolu mi ngi ci loxoy yoon. am na si loo xam ne du ma ci dugg ak yéen fi ngeen may pousse du ma fa jëm. da la arrangé. xaaral déedéet. daa mel ni wallahi azim. non ñun poussé wuñu la. non xaaral fan lañ lay poussé. moo xam ne peut-être moo gën si yow. mooy fi vérité bi di leeree. xoolal foofu lañ bëgg a xam. loolu dana am. mais nu muy amee. loolu nañ déglu mi ngi si loxoy yoon nañu déglu yoon loolu dana am. avant mais pour li ma la bëgg a xamal. li ñu doon wax ci xale yi doon yëpp c'est faux xale yi ñibbi nañu sax seen kër. ñoom ñëpp ñibbi nañu. waa léegi ñoom mais enquête bi jeexagul. enquête bi parce que tey ji lu tax ñu siy waxtaan mooy wax naa ko sànq daanaka lu toll si ay 500 millions. faux billets non waxuma ak yow da ngay buggaa dañuy dégloonte. maanaam actualité Kër Massar ba Demba Ndiaye yëg na ko lu nu mel moom mooy actualité moo tax ñu siy waxtaan. yëgoo ko wallaay azim doo suivre actualité fekkuma fi sax. mais da nga suivre actualité. fekkuma ci sax acteur politique nga mais loolu dinañ ci dikk léegi parce que dinaa la si laaj sa xalaat mais man mbir mi si wàllu woowu mooy sànq ba tey yaa ngi koy tudd même bañ nee gendarme yi sax da nga ni ña leen yabal wala ñu nekk seen ginnaaw. te yow da ngaa yàgg wax ni dañ laa defaroon benn ndëgg sërëx 2 ans après les faits est-ce que finalement yow identifié nga ki nga xam ni jàpp nga ni yow moom moo def lu ni mel. xam nga sama njëlbeen wax naa la ko répétition de doonaat Pape Malick bi nga xam ni moom laa séqal moom moo doxaleeg man nii. mais yow doon nga xalaat ay acteurs politiques wala ñeneen. acteur politique yi xamoon lu ma si jublu lu tax. dafa am seen ñaari collègues yu ñëw si man. dama diw responsable politique diw dafa génne ku ne 50 000 jox ñu ko bind si yow nangam ak nangam man du ma fen rëbës lañ ma fekk la ma fekk ñoom ñaar ñoo dem kii li ma set si visite man leen bind leen ñoom suñu ngor may ñu loolu suñuy bind dañuy bind lu ñu gis wala lu ñu xam. ñooñu ay taskatu xibaar yi lañuy. pire sax pire comme ni leet naa am na benn leet naa bu ñëw ci man. parce que li ngay wax ni mooy ay accusation non du ay accusation mais li ngeen bëgg du ma ko def du ma doxal du ma toog fii di tudd turu kenn nag non mais rek loolu moom du ko def mais tamit mënoo toog ak ay journaliste naan journaliste dañoo ñëw ñu ay 50 000 loolu mais espèce une corps mais dafa ndànk mais loolu mën nañu mais loolu ay accusation dama ñu la am na seen ñaari collègue journaliste laa lay wax ni ñoom ñu ngi may dégg waaw mais yow ñooñu dañu sincère ci seen liggéey ñoom ñooñu ay gor lañu ndax mënoon nañu jël 50 millions yi bind ci man. finalement identifié nga ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yabal ñoom ñi nga xam ne bu baax moo waral sama combat politique man bu baax. sa combat politique envers qui contre qui. contre ma kenn. ah déet munoo ni yow moom moo waral sa combat politique. contre ma kenn. non yow munoo ni Bouga. sama combat politique daal mooy nañu am ñun suñu majorité. yow Bouga dan laa fexeel mais yow député nga nekkoo maire. nekkoo un candidat à l'élection présidentielle. nekkoo un leader politique boo xam ne si mën naa mobilité lu rëy. kan moo lay fexeel Bouga. kan moo lay bëgg a fexeel. yow daa mel ni instant bi da nga bëgg maanaam président ñu war la fexeel loolu la yow tu es un député. nekkoo maire. waaw xaaral rek nekkoo candidat présidentiel. amoo benn mobilisation nationale boo xam ne def nañ kan moo lay fexeel. lan lu tax ñu lay fexeel amoo benn mobilisation. boo xam ne si dina leer ni kii nii day dem mairie wala day dem président député nga. kon yow doo suivre actualité politique bu Guédiawaye. Géejawaay nga wax Géejawaay. waaw mais Géejawaay. Géejawaay laa dëkk nag c'est pas le Sénégal. mais man nag Géejawaay laa dëkk mais demagoo élection. ba ñu Géejawaay laa dëkk demagoo élection ba ñu fal la Géejawaay. dem naa élection locale yi lañ lay wax. non élection maa ngi ñu ngi doog a dem ay élection locale. non fekk na la fi bañ commencé élection locale. ñu ngi doog a dem ay élection locale ñu ngi doog a 2012 ba tey yéen a ngi fi dem nañu élection locale. ñi ngi waaj a demaat nii. ñu ngi waaj a demaat ay élection locale yàlla nañu si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. monsieur Fall si li nga xam ne moo la dal affaire phobie yi nag weetoo ci tuuti nag gis nañu ñi nga xam ne yaa ngi wax ni dañ la piège dañ la lii dañ la laa mais fii ñu bëri tuumal nañ leen am ñu jàpp ni dañ jot ni dañ leen piège ñu gis mobilisation bi nga xam ne am na autour
si seen ginnaaw. waaw géejawaay de loolu ngay wax xam naa fi nga jëm waa golf de maa ngi leen di maa ngi leen di sant coalition benn xaaral waa golf sud maa ngi leen di sant maa ngi sant waa géejawaay parce que ba loolu amee taxaw nañu war a taxawee organiser nañu manifestation bu rëy say militant ak samay dëkkandoo pour soutenir ma. waaw nit moom xaaral rek nit moom xaaral rek ba ma ko yëgee boppam rek lay gis. man maa woo journaliste bu ko ne woon loolu Amary Gueye ne ko Amary mu ne ma ne ko su ma soñoon nga wax waa TFM ak yeneen chaîne télé fa nekkoon ngeen bañ koo génne mu ne ma ne ko man bëgguma teg benn pression président mu ne ma mais affaire bi honorable il faut mu génn réussir na de ma ne ko man maa soxlawul loolu na yoon def liggéeyam billaahi wallaahi taalaahi te it nag wéetuma waa APR jàppale nañ la wéetuma mais boo nekkee ci benn mouvement yàlla teg la natt mais say am di jàmm danañ ñëw ku mel ni maa ngi si professeur di ko santaale boobu ba léegi waxagu ma tudd musuma tudd turam muy Moustapha Cissé Lo vraiment maa ngi koy sant bu baax ku goree ngi noonu yow ñëw na taxawu ma comme ni mu war a taxawoo xamal ma ni lii ay nattu la effectivement ay nattu la dund naa lu gën a métti loolu ci beneen anam adduna rek la amaana jour boobu bu ma fa jaarul woon leneen mën naa am parce que ce jour là maa ngi war a dem Karang yàlla mën na def amaana su ma dugg woon foofu. te bi kenn waxatu ko. lu APR di rëy rek Moustapha Cissé Lo nga gis. non du Moustapha Cissé Lo rek. gis naa ñu bari ñoo xam ne dañu ñëw seet si ma. est-ce que parti bu am solidarité la. si. parti bi am nañ solidarité. si bu dee au niveau national. non xam nga xaaral ma wax la dama lay wax benn affaire. man déedéet déglu ma wax la. Seydina ñun émission bi au niveau national laa la wax. émission bi ñëwuñu rek toog jàkkaarloo ak yow c'est une émission qui a été bien préparée. xool nañ yow yaa njëkk a wax ni. mais soo ma problème mu parti bi. mooy manque de solidarité. waaw mais dafa ndànk xam nga kan nga tuddoon. tey ngay doog a tudd sax Moustapha Cissé Lo. kay moo tax fan nga tuddoon Abdou Mbow nga fi tuddoon. waaw ak Aliou Sall. tey léegi nga ne oui parti bi amul solidarité. am na solidarité dama ne la Aliou Sall. pourquoi fay acteur politique yi seen kàddu mënul ànd defal ndànk rek man du ngeen ma pamte non du question de pamte l'objectif de cette émission parce que non mais mënoo ma invité yi wax rek may bàyyi ma wax waxuma de dama ma posé question ba nekk bëgg ma tontu bëgg ma bismillah dag may bàyyi ma wax nga déglu monsieur Fall boo nee su ma nee la amul solidarité ngay wax lu la neex Aliou Sall premier jour bi ñoo nekkoon ma ak moom effectivement ñoo nekkoon expliqué ko lu leer si boppam xam man sama waa kër dama ne leen Aliou Sall bu ma ñëw seet si parce que lu tax bu ma ñëw seet si soxla ma intervention foofu mën na fa ñëw jaan sax ñu xëy bind ne Bougazelli Aliou Sall dem na fa ñu ñaan intervention ma ne bu ma seet si mais xamoon naa ne am na yenn seet si ma Abdou Mbow effectivement sama collègue député la daf ma assister di déglu jusqu'à la fin di nemmeeku sama njaboot di xool sama njaboot léeg-léeg mu ñëw seet si ma de même que moom les Mayakor Diouf samay collègues députés et cetera parce que seen ma nekk ci ay jafe-jafe. et ki nga nekkoon conseiller am nag. ci njëlbeen Macky Sall. Macky Sall li ma nekkoon. maanaam mi nga xam ne da ngeen àndaloon sa ndorteel ba. ba jafe-jafe fekk la fi. ban soutien nga sentir si moom parce que au début nee nga woon jokkoo woo leen téléphone benn yoon. est-ce que entre temps. yow sentir nga le soutien du président Macky Sall. waaw xëy na le soutien du président Macky Sall balaa ma si mën a wax ñu xaar dossier bi jeex parce que xam nga lu tax. maanaam mu set mooy wala muy. xaaral rek déedéet du loolu. na leer parce que daa am loo xam ne ni bugguma ci dugg. président Macky Sall amuñu benn problème bi affaire bi amee yëg na li xew moo la ëpp information fukki junni yoon. ah oui. moo la ëpp information fukki junni yoon. loolu loolu de information. loolu renseignement moom ci boppam. xam na kan mooy Bougazelli. c'est pas la première fois que APR moo ñu boole maag président Macky Sall. moo tax man la ki nga daan conseil bu yàgg xam nga. yaa ngi dégg moo tax ma fàttali depuis PDS la woon man ak moom. moo tax ma fàttali loolu xam na sama jikko. léegi ma question moom xam na ni ba tey tontu woo sama question moom xam na ni li ngay wax nii c'est pas ma question. non ma ni ma question mooy est-ce que sentir nga soutien wu président Macky Sall. waxuma ay ses relations est-ce que woo na la waxtaan nga ci dossier bii. non pour man ak moom. oui waxtaanu si dossier bi. ba tey wax. sentir nga njàppaleem. si sentir naa jàppaleem mooy sentir naa ni bàyyi woon na xel sama njaboot.
sa njaboot kese. sama njaboot kese waaw sama njaboot mooy moom ëpp important man li si des mën naa koo dékku xam nga yëf di ku mu jaaxal. mooy ko xamul li ci biir. d'accord alors. mais man mi xam li ci biir. man xam naa ni yëf di jaaxal. alors léegi si wàllu woowu laataa ñuy wax tamit si actualité faux billets yi lan ban commentaire nga si def yow mais est-ce que encore une fois Bougazelli yow tey jii personnellement noppi nga pour te mettre à la disposition wu yoon pour dellu kaso ba en attendant ñu àtte la par exemple. kon yow ma dellu kase nga ma yéene. yéenewuma la dara. question laa posé. man ma dellu dafa ndànk rek. question la déglu ma rek nga ni ma yoon ma dellu kaso ba. ma dem toog pour ñu may àtte. man question yow loolu sax du question yow. non question laa la posé. loolu c'est pas professionnel. non question laa la posé. non c'est pas professionnel. non da ngay déglu soo ma waxee da ngay déglu. d'accord c'est pas professionnel. d'accord munoo toog ak sa moroomu nawle sax. di ko wax naan est-ce que pare nga pour dellu kaso. loolu dafa sax rafetul. mais yéen mais dama déglu ma si posé question mais déglu ma rek. pour ma tënk loolu. su ma yoon soxlaa suba ma demaat. d'accord fan laa ñëw boobu c'est clair. alors Bouga wax léegi Kër Massar 500 millions presque. waaw fekkee da nga jàpp ni c'est pas professionnel également ma ci jéggalu baax. alors ma question moom moo jëm si faux billets yi ba tey Kër Massar dañ faa jàpp wax naa ko sànq si njëlbeenu émission lu toll ci presque 500 millions faux billets alors faux billets yow soo doon def benn analyse si conséquences yu ni mel ban jàngat kay si def lan la mën a yàqal réew. xam nga loolu ñu jàpp Kër Massar. yëguma ko tiinuma ko ndax fekkuma fi. non faux billets rek. dama lay wax yëguma ko tiinuma ko fekkuma si. mënuma see wax lenn. li ma mën a wax daal mooy laaj nga ma li may laaj ci sama dossier. dugguma ci biir dossier bi. mais wax naa la les faits. tout à fait pare naa ci non maanaam dugguma sax si Kër Massar. pare naa ci coowal faux billet rek laa wax coowal faux billet si réew. est-ce que loolu da ngay dem nga laaj ko ñi nga xamee ni ay faux billets la ñuy dundee. non c'est pas ak ay faux billets la ñuy liggéey. loolu da ngay dem laaj ko ñooñu. non Seydina yow da nga nekk acteur politique. waaw mais da ngay dem tey jii non waaw da nga may déglu rek. faux billets sa émission bi yëpp faux billet la xanaa. non émission bi. faux billet lañ ci doon waxtaanee. politique la waxtaanee nañ politique waxtaanee nañ faux billet. te nii nga ko bëggee woon également pour ñu waxtaanee également largement si question bi nga leeral askan wi. alors sama question bi ma posé waat la ko su fekkee mun nga ko tontu mooy faux billet est-ce que yow en tant que acteur politique nga ngeen ni da ngeen a bëgg a yor réew mi defar ko lan la leen mën a yàqal ci defarum réew maanaam ay nit même bu waxuñoo ak yow de loolu ay nit indi faux billet Sénégal. waaw loolu da ngay dem nga laaj ko ñi nga xam ne ñoom ñoo indi faux billet Sénégal man andiwuma faux billet Sénégal. non ñooñu mun na liggéey d'accord mais léegi alors da nga impliqué ci affaire faux billet aussi man monsieur Fall. mais dama ñu la même bu ma si impliqué. da ngeen xamul li xew. parce que ñi si bari ci yéen. dañuy dégg tel rek di wax. li ñuy wax ak li am c'est diamétralement opposé. dama ne la xamul li ne ci dossier bi. li ñu xamal rek lañ xam xaaral ma wax la rek. ku dul sama avocat. avocat yi ma ko séqal. ak doyen des juges. xamuloo li ne ci dossier bi. d'accord alors Osama. mais en tant que journaliste. su ma amee conseil bu ma leen di jox. su ma amee conseil bu ma leen di jox lépp looy bind na la wóor na doon lu leer. waaw loolu moom la ñu jàngal école. les faits rien que les faits. voilà. alors sànq si njëlbeen bi lu tax sax coowul faux billet bi ñëw dañu waxtaan si wàllu élection locale loolu la Pape Aline di laaj ni la yow dossier dafa nekk sa bopp. nga bëgg a laaj ab gox. est-ce que jàpp nga ni tey jii ba tey confiance ba nga amoon. ba taxoon ñu naan Bougazelli borom golf borom fiic bi. confiance boobu est-ce que ba tey jii am nga ko. sëñ bi man depuis lors ça fait 1 an defuma activité politique. bi ma ñëwee gis naa parti bi na teg yënguwul. samedi su ma juumulee le 5 juin passé moo doon sama première sortie meeting seetaan nga ko. ma lay laaj je te pose la question seetaan nga ko. ce meeting non seetaan. kay bàyyi mu ngi fii soo ko naa la ko war nga seetaan ko moo doon sama première sortie samedi bi passé. maa ngi woon Nations Unies seetaan nga ko. cité Nations Unies seetaanu ma ko bëgg a. mais xanaa doyul parce que moom daf ma wax loo xam ne dafa posé question boo xamee ni. il fallait que ma tontu ko. si comme donc ça veut dire que ni moom suivrul. non xam nga question bi. maa ngi déglu seen waa ji revue de presse. nu mu tuddati Baba Ndiaye di ko revue de presse. ma ko ci sama question waxuma ni yaa ngi def. mais dama confiance ba nga amoon sentir nga ko ba tey. Baba Ndiaye liggéeyam rek la def. tey laa gën a am confiance boobu te tey laa politique tey laa gën a taxaw parce que yàlla mooy suturaal. yàlla mooy suturaal ma koy man te di ko def. alors pourquoi nga dem di soutenir Lat Diop et non Néné Fatoumata Tall golf ñoom ñaar ñëpp doon candidat. kii ku doy waar la quoi
non question la rek xam nga man nii laay def nga attaqué ma ni ma professionnel lu ma xam nga Lat Diop question rek laay posé. xam nga Lat Diop. mën naa ne demande sociale la pour golf. wallahi asi demande sociale la pour golf. ñi ci def nag. nee na Fatoumata Tall nekk fa. doon ministre di liggéey. ndaw APR yi samp ko fa. mais da nga ma posé question. bàyyi moo tontu doxalal man kay maa ngi lay bàyyi. Lat Diop man dama koy jàppale. te man ku ma xam-xam ni su ma engagé wu si dara dama siy dem ba jeex tàkk. parce que gis naa ni demande sociale la biir Golf Sud couche yëpp ñoo soxla Lat Diop nekk commune bi. parce que d'après bi mu commencé jël fonction depuis 2012 def na yu bëree au niveau du département mais au niveau de notre commune Golf Sud. investir na fi lu bëree jàppale na ay ndaw yu bëree dimbali na ay doomu aadama yu bëree te il est accessible. yàlla def ñu dem ay élections moom mu dem ak liste boppam. mu dem am résultat bu baax. kon kooku natt na boppam. ñu jëmaat ay élections yoo xamee ni mi ngi suñu kanam. population Golf Sud soxla Lat Diop. man samay nit ñëw ba ci man na ma honorable jàppalee Lat Diop. ñii man maa déplacé wu dem proposé leen ko. ñu nangu. ba ci association ressortissants Casamance. d'ailleurs mardi. mooy seen assemblée générale pour porter candidature Lat Diop. man ma gis ni kii war naa ko mën a jàppale beneen bi mooy bi ma nekkee ci ay jafe-jafe nit ku nekk nit nga Lat Diop bàyyi li mu doon def lépp ñëw seet ci sama njaboot taxaw donte sax ñaar dërëm la fa bàyyi sax waaye geste bi mu def ak ma féete ce jour-là ba sama waa kër di ma ko wax ma téye ko ma ne kii reconnaissant du ma gën a gore ma ne ko nag soxlawuma sa dërëm man lépp lu ma am danaa ko ci def pour nga nekk nga léegi pourquoi soutenir donc Néné Fatoumata Tall gis nañ acte yu Lat Diop posé ak lu war a tax mais Néné Tall mënu ma koo soutenir parce que Lat Diop dafa ñëw ba ci man na ma damaa soxla maire Golf Sud man ko danaa si jàpp Néné Tall ba léegi ñëwul ci man na ma damaa soxla maire yónni na am na ñu fa ñëwoon ne moo leen yónni mais bi mu mujjee am information def na moom yónniwu leen sama directeur de cabinet ba di frère am bu bokkal ndey ak baay est-ce que amul soutien est-ce que amul moom soutien wu coordonnateur départemental ba kan si le maire de la ville kan si Néné Tall non est-ce que amul tey jii soutien wu Aliou Sall loolu moom mënuma cee wax ndax xaw ma lu ne ci xolu Aliou Sall xaw ma ko muy soutenir man Bougazelli laa la wax Golf Sud Lat Diop lay supporté candidature bi lay supporté te dinaa ci taq rib mais président dafa waxoon dara Kaffrine keroog ngay fàttali suñu beneen invité mooy ngeen toog déglu ko ngeen wóolu ko déglu ko. moom mu wax leen moo war a doon mais président loolu mu wax ñoo ngi si mais ñun am nañu droit ne ko ci lañu bëgg mi ngi mel ni njaareem Limaamu Laay ñoom dañoo taxaw ne bëy di sëy la ñu bëgg te lu tax ñu bëgg bëy di sëy parce que bëy di sëy moo ko fa liggéey. déedéet bàyyil bëy di yow golf dama la wax rek golf nga dëkk mais dama la jox exemple quoi lu tax ñoom ñu bëgg bëy di sëy moo ko fa liggéey ba ñoom ñu wëlbatikuwaat dajaloo nañ président ki ñu soxlawaat xam nga loolu koo ko defal président. mais président du si teg baax. xam nga yéen a ngi nii yéen a ngi xëccu seen biir nii di waajal est-ce que yaa ngi mesurer force bu opposition bi également am si banlieue bu Ndakaaru parce que suñ nee Guédiawaye am na nit nga xam ne yor na parti politique. di Malick Gakou. il est de Sam Notaire par exemple. am na yeneen kat ay déclaré. y a des partis politiques entre Guédiawaye waay Malick Gakou mi ngi fa. est-ce que sentiro aussi benn menace. non Malick Gakou moom yëngaluñu moom Malick Gakou moom bu doon Malick Gakou du campagne. ndax la. mais waxuma leneen waaye. bu doon Malick Gakou xam nga ne du ñu campagne waaye yow tamit. Malick Gakou man sax la gëj Guédiawaye. Bouga ñeme nga waa ji de Malick Gakou. yaa ngi koy sous-estimé. leader sous-estimé nga xam ni parti politique la yor. soxna si su doon Malick Gakou rek. billaay laay les duñu campagne. su 5 communes yi nekk Guédiawaye. yow 5 communes yi nekk Guédiawaye laa la moom fexe na ba gañe fa benn commune bul ko xeeb. ban commune la mais Sam Notaire kan moo fa nekk maire. mais Sam Notaire Benno Bokk Yaakaar a ko gañe. mais kan moo fa nekk maire. mais dafa Aminata Kanté fa la bokk grand parti. mais déglu ma moom nag gis nga moom daal Seydina daal sama turando bi daal ku ne war la wala. Aminata Kanté bi muy gagné maire bi su Benno Bokk Yaakaar la ko gagné Benno Bokk Yaakaar la ñu gagné ñoom ñu jox leen ko quota
booba Malick Gakou mi ngi si benn bokk yaakaar. kon tey suñ demaatee élection. on verra. non c'est une question suñ demee élection. dañ leen di faxas. Malick Gakou yëngalul. léegi Malick Gakou moom taxu ñoo nelaw mais candidature la Diop moom dama la koy wax moom. mi demee rek demande sociale la boo xamee ni. loolu commune Golf Sud yëpp. ñoo ko souhaité wallahi azim. sànq tudd nga ko Osama balaa moo jeexal 30 secondes c'est le dossier Ousmane Sonko yaa ngi ko tuddal sa bopp nga ni yow citoyen nga bénéficier nga liberté provisoire moom itam ñi ngi koy toppee mbir ba tey jilee mbir mi amul yoon waxu si dara alors tey suñu xoolaat recul ak événement yi nga xam ni xewoon na si mois de mars yee ñu génn est-ce que tey jii soo def benn analyse ban jàngat nga gis ci xew-xew bi est-ce que tey jii par exemple li nga xam ne yow yàgg nga ko wax nga ni président am na sañ-sañu am ñetteelu mandat soo doon ko doon jéem la xewoon mois de mars tiitalu leen. leen daal lay mën a wax li xewoon mois de mars moom dootul amaat ci réew mi. foo ko teg. dafa wóor laa ko teg ndax sénégalais yi yeewu nañu sénégalais yi nelawuñu njëkkoon bi problème bi am na si loo xamee ni comprendre ñu woon après la ñuy doon comprendre ak affaire Covid 19 beeg. comment dire encore couvre-feu beeg ñoom ñu seet mais dama la bëgg a wax benn affaire li amoon dootul amaat ci réew mi. mais revendication sociale. am na revendication sociale. c'est un tout. d'accord mun aussi am na ñoo xam si dañoo bëgg liggéey wàcc ne dañoo bëgg liggéey. mooy li ma la wax rek. waaw lu tax du fi am. daa am ay daa du ko changé. ba léegi nii daa changé. mooy li ma la wax rek dama ne li amoon dootul amaat te bu soobee yàlla président am na lu mu wax ak jeunesse Sénégal te lu mu wér man lu ma xam. mi ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. bañ na ko ba moom moo ko teg boppam en mai. à 3 ans. ndax président Macky Sall 2012 na nekk à 2 ans. à 3 ans na nekk à 1 an 2020 mais li wér te wóor mooy li mu dig Sénégalais yi dina ko def. 2024 président Macky Sall du jël xaaxam ne. ngeen indi beneen candidat 2024. beneen candidat. man de Bougazeli. man su ma waxee ñu ne dof bi waxu ci ne Macky Sall mooy sama candidat 2024. ñu di la jaajëfal bu baax baax Seydina Fall am mbégte di ànd ak yow si biir plateau Tok Tok Sénégal ñu am mbégte doon la dalal. waaw mooy am mbégte tamit di leen wuy si seen émission bi am na solo lool parce que gis naa ni ñu koy seetaan bari na trop. mais daal encore une fois ma leen di remercier encore beneen yoon nag da ngeen di yokk temps bi. parce que li ma bëggoon a wax yëpp ak li ma bëggoon a wax ak yow yëpp def na. mais daal li ma siy waxaat daal mooy Golf Sud yëpp nañu jóg taxaw. jàppale suñu doom Lat Diop. comme ni ma ko waxee demande sociale la. te incha allahu rabbi loolu président dañu ko nangul. jiitaluñu ko mu jiite liste bi ñu dem ay élections gagné dénk ko gox bi parce que koo xamee ni nekkoo ngay def yenn réalisation ay maison de la femme ak et cetera et cetera. déet campagne commencé maa ngi jaajëfal baax a baax donc Seydina Fall di jaajëfal Pape Alioune Sarr di lay jaajëfal di jaajëfal également tous les téléspectateurs d'ITV la télévision d'ici et d'ailleurs di leen di daje altine ak jàmm si beneen numéro ak beneen gan ñu fas yéene waxtaanee actualité bi aussi. jërëjëf ñu ngi Maham Ndiaye di la jaajëfal yow it di la jaajëfal sa invité bi ak Pape Aliou Sarr à tous ceux qui sont passés depuis 6h30 ci plateau Tok Tok Sénégal ngir jox leen xibaar yu wóor def jàngale ci matinal bi nga xamante ne moo gën a wóor fii ci réew ngir information